waaw salaam salaam suma gaay yi naka koor gi nag xam naa ne léegi moom pasi ak mbayeen yi léegi tey seen bëñ yi commencé feeñ naxari deret gi wàññeeku ndaxte koor gaa ngi avancé ma gaay yi moom dañ ragal koor ba nga xam ne mais rek dara di courage li ci des bëreetul on est à mi-parcours déjà waaw kon sama gaay yi ñu dellu siyaat rek ci seen espace bu ñu tuddee sous le fromager ci ron bentenk gi dellu si pour échanger ak yéen sur des sujets yu nga xam ne soxal na réew mi tey nag sujet bu ñu bëgg a waxtaane que je trouve très 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 important mooy la relation entre le Sénégal et l'Occident, le rôle de Macky Sall dans tout ça et la position d'Ousmane Sonko. soo déggee nag ma ne la position d'Ousmane Sonko c'est parce que moom pour le moment position rek la mun a am nekkul ku nga xam ne moom mooy définir les politiques nekkul ku nga xam ne moom mooy prendre les décisions donc moom position la mun a amaaleegum fileeg ñu koy jox réew mi ki nga xam ne moom moo am pouvoir de décision moom mooy Macky Sall ki nga xam ne moom mooy définir suñu relation ak l'Occident moom mooy Macky Sall donc le rôle que joue Macky Sall dans tout ça moom lañ bëgg a décortiquer mais balaa ñuy ñëw ci suñu relation ak la France ak l'Occident on va faire un peu l'historique de ces relations, une genèse de cette relation. Occident, ñu ngi ñëw en Afrique et en particulier au Sénégal durant l'esclavage. Lan moo leen fi indi woon c'est bon pour ñu xam ko benn mooy dañ jàppoon ne les Africains c'était des personnes non civilisées ay dof lañu ay nag lañu ay xar lañu xamuñu dara donc il fallait que ñu def leen ay nit il fallait que ñu civiliser leen ñaareel bi mooy jël fi ay nit yu nga xam ne yu am doole leen yu nga xam ne dinañ leen dem mun a bayal seen tool yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon en Amérique ñëw fii noot leen def leen jaam yóbbu leen Amérique di leen bayloo te duñ leen fay ñaari dërëm ñetteel bi mooy ñëw ut si fi ay matières premières yu nga xam ne dinañ mun a doxal seen industrie loolu yëpp ñu def ko ci kaw nooteel ñu def ko ci kaw force ñiy dox àdduna di dox ak lutte yi fi am yëpp ak revendication yi fi am yëpp ñu dem ba à un moment ñu ne lii mën a tuta wéy léegi nañ leen jox seen soi-disant indépendance donc ñu ne en 1960 Sénégal am na indépendance am léegi ñun ñoo moom suñ bopp nañ doxalee suñu réew naka lañ ko bëggee mais est-ce que réellement indépendance am na ndaxte indépendance dafa am ñaar
indépendance politique ak indépendance économique. yaa ngi dégg donc Occident ne dafay jox Afrique indépendance am mais est-ce que réellement l'Afrique est indépendante? Est-ce que réellement le Sénégal est indépendant? Moi, je répondrai par la négative. waajuñ sax bay am indépendance. C'est-à-dire que fuñ toll ni il y a une nouvelle forme de colonisation, ce qu'on appelle le néocolonialisme. ba bis yàlla tey bii France plus particulièrement moom moo dominé Sénégal. dafay ñëw fii jël fi lu ko neex dem bàyyee ñi li nga xam ne moom mooy ndesit li. loolu nag ñu amoon yaakaar ne un président qui est né après les indépendances mu nekk Macky Sall bu ñëwee dina changer relation boobu waaye furaas Macky Sall boo seetee sax paa yi nga xam ne ay 90 ans lañ am, paa yi nga xam ne bi ñuy juddu ci biir buumu njaam lañ juddoo, paa yooyu ñoom ñoo ko gën a nekk ay bañkat. suñ relation ak France dafa war a nekk relation bu nga xam ne gagnant gagnant la. waxuma ne buñ am relation ak l'Occident ndaxte monde bi tëddee na nu nga xam ne kenn mënut a toog rek nga ne da ngay tëj ci sa bopp doo am relation ak nit ñi. mais relation yi dafa war a nekk relation bu nga xam ne ku ci nekk daf ci gis boppam. waaye nag malheureusement depuis le temps de l'esclavage jusqu'à présent suñu relation ak France mosut a changé. dañuy ñëw fii jël fi lu leen neex lu nga xam ne mooy ndesit li ñu bàyyee ñu ko ñu nekk fii di xiiroo ka ngaayo ci suñu biir ci ndesit boobu des fi. léegi nañ seet li nga xam ne moom mooy les ressources naturelles yi nga xam ne ñoom ñoo am fii France ñoo am fii ci Sénégal muy le pétrole, le gaz, le zircon, l'or, le fer, les poissons. yaa ngi dégg Sénégal yàlla daf ñu baaxee ba nga xam ne lu nekk mu ngi fii alal ju bari moom moo nekk suñu géej gi, alal ju bari moom moo nekk suñu suuf si. mais ndax alal jooju mu ngi ñuy jëriñ? waajut sax bay jëriñ. ndaxte France bu ñëwee exploiter alal jooju, imagine-toi que ni Sénégal benn 10% lay am ci alal ji. benn 10% lay am ci alal ji nga xam ne ñu ngi koy exploiter fii au niveau du Sénégal. jën ji ñu ne sur 10 ans permettre nañ les bateaux de l'Union européenne ñoom ñii napp ci géeju Sénégal yi ci ndoxum Sénégal mi, yaa ngi dégg, te ñaata lañ jox Sénégal mooy 10 milliards de dollars. mais loolu boo laajee suñ nappkat yu nekk fii ci dëkk bi dañ naan ne loolu ñoom war nañ koy napp, mën nañ koy napp ci benn at.
kon accord boobu ñun fan lañ ci gis suñ bopp su ko defee nag suñ nappkat yi obligé di dem en haute mer pour mun a am lu tuuti lu nga xam ne la ñuy am ci jën di risquer seeni vie les bateaux européens ñëw faxas li nekk ci géej gi yépp yóbbu ko te duñu fay ñaari dërëm zircon bi waxi noppi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee fii zircon bi nekk ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe yu nga xam ne kenn xamul nu mu toll gisuñ seen bopp ci lenn pétrole bi avec toute la pollution bu nga xam ne ak yi nga xam ne dina ko créer ci environnement bi avec dommage yi nga xam ne dina ko jeexital si suñuy dund yaa ngi dégg tubaab yi ñun benn 10% rek lañ ci mën a am mais loolu foog ngeen ne jàmm la ndax loolu foog ngeen ne jàmm la ñàkk ko na exploiter sax moom moo gën te fuñ toll nii xam nga yàlla dafa def ba nga xam ne réew yi nga xam ne mën nañ lañ koy exploiter dañ bëri bu mbul bañee lambay nangu mais yow foog nga ne boo traité wu ak France traité wuloo ak kenn mais nag loolu nit mun na ko comprendre ndaxte waxoon naa leen ne Macky Sall Sénégal intéressé ko tey intéressé ko ëllëg damay wax ne Macky Sall li ko intéressé lenn rek la mooy nguuram gi naka lay mën a def ba du ñàkk nguuram gi loolu rek ko intéressé du leneen ci kaw loolu nag su ko France garanti leen ne ak lu manti xew ñun dinañ la défendre su boobaa nag moom muy défendre intérêt France yi mbir mi noonu la tëddee waaye nag quand même dinañ reconnaître ne man si sama xalaatu bopp mooy ne Macky Sall bi muy ñëw ci nguur gi amoon na intention xam nga changer les choses lu mu loon wax ne gouverner autrement xam nga une gouvernance sobre et vertueuse la patrie avant le parti moi je pense que am na lenn lu ci nekkoon dëgg waaye dafa yegg ci biir gars yi toog jàkkaarloo ak moom ne ko hey bul dof mbir mi li ngay wax ni bu yeboo nga teg ko ci suuf fii boo fi bëggee nekk yaa ngi dégg da ngay défendre les intérêts des lobbies yu nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi fees fi dell les intérêts des pouvoirs économiques étrangers pour nga mun a nekk fii waaye gannaaw moom mbuqat la bu nga xam ne yaa ngi dégg moo raw baqaaru sébét yaa ngi dégg gën a bëgg nguur njoowaan yaa ngi dégg bi ko gars yi waxee loolu mu ne kaaral nag ma seetaat sama bopp lépp lu mu doon wax mu teg ko ci suuf solu Baay Faal nag fas yéene jaamu waa France dox ci li nga xam ne moom la tubaab yi bëgg lépp lu fi am ci alal au lieu que mu jëriñ ñu léegi tubaab yi ñëw jël ko yóbbu ko ñun ñu ne toccaral di xoole suñ xale yi njàngu mu baax yaa ngi dégg au niveau de Nganda da ngay dem dans des écoles yu nga xam ne ay mbaar la au moins